maaleykum salaam maa ngi leen nuyu waa Sen TV Info di nuyu tamit suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers votre chaîne ak di ñu déglu yëpp jërë ngeen jëf. Comme li ñu wax ci seddale bi dañu ne dañuy def ay comité communal de ciblage noonu lañ ko tuddee loolu benn lettre la circulaire bu jógee ci ministère Mansour Faye mu ñëw andi ko mu ñëw ci mairie yi ñu wax ñu comité yi nan lañ koy tëralee comité de ciblage communal bi dañu wax ne maire daf koy jiite boo amee un haut conseil des collectivités territoriales wala un conseil économique et social dafay bokk ci biir commission bi et dañuy jël le président des imams mu représenté imam yi bokk ci le président des délégués de quartier mu représenté délégués de quartier yi mu bokk ci ñu jël les relais communautaires aussi dugal leen ci biir ñoom tamit ñu bokk ci biir ñu jël ñi nga xam ne mooy ICP yi wala yooyu dugal ci biir donc commission la mais loolu commission communale la mais commission bi gën a am solo mooy sous comité de ciblage bi am ci quartier yi sous comité de ciblage bi ñu teg ci quartier yi boobu dañu ne délégué de quartier moo koy jiite mais délégué de quartier aussi day woo imam boo amee curé wala représentant curé maanaam chrétien bu nekk ci koñ bi mu bokk ñu woo responsable jeune woo responsable femme su dee am na bàjjanu gox tamit bàjjanu gox bi dugg su amee relais communautaire mu dugg su amee directeur école wala président parent d'élève mu dugg loolu mooy sous comité de ciblage bi ñu def ci koñ bi léegi bu ñu ko taxawalee ba pare sous comité de ciblage boobu mooy tànn ci koñ bi ndax ñooñu ñëpp ci koñ bi lañ dëkk te ñooñu ñëpp bu ñu dajewee gëm nañ ne dina am transparence dina leer léegi nag ñoom ñu tànn ñi nga xam ne ñoo impacté ci Covid 19 bi benn nombre ñun par exemple boo jëlee Kër Massar ñun 14130 lañ am ci par ménage li ñu war a séddale li ñu war a jot ci denrée alimentaire léegi nag quartier bu nekk ci Kër Massar dafa war a tànn 65 personnes. yoo xam ne ñi am bourse familiale wala ñi nu enquête ba yor kayit bokkuñu ci léegi nag loolu la comité sous comité de ciblage bi di tànn suñ ko tànnee léegi nag moom la ñuy boole ak liste bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne déjà am nañ bourse wala enquête nañ ci bourse yi ba ñu war a am liste boobu la comité de ciblage bi nag communal bi maire jiite liste boobu nag lay jël bind ko jox ko le sous-préfet su ko joxee sous-préfet nag en tant que représentant de l'État boobu mooy dem. Armée bi su ñuy ñëw ñoom ñoo war a séddale armée bi ñooy ànd ak relais communautaire yi pour def séddale bi léegi ñoom liste boobu la ñuy jël ay kit lay doon maanaam kit bu nekk dana am lu mat 100 kilos ceeb dana am 10 litres d'huile dina am 10 kilos suukar dina am 10 kilos pâte boo xam ne moom lañ lay jox. léegi loolu la kit bi di nekk loolu par ménage bu nekk loolu lay am léegi ñoom bu ñu jëlee liste bi ànd ak relais communautaire nag bu ñu ñëwee ci koñ bi loolu sous comité de ciblage bi bindoon ak ñooñu am bourse familiale ñooñu la armée bi di jox kenn ku nekk ñu jox la sa kit après dem seen yoon donc loolu yaakaar naa ne liggéey bu leer la donc bu xam ne ñun maire yi dañ koy rafetlu parce que ñun bu ñu ko joxoon nañu séddale leen même bu jaaree yoon sax danañ ci dégg leneen. moo tax tey bi nga xamee ne président ak ministre bi ñoom tey am nañu xel ba def ay comité ciblage communal defaat ay sous comité ciblage dans les quartiers dirigés par les différents secteurs yi nekk ci quartier bi donc loolu dañ koy rafetlu parce que xam nañ transparence rek moo ci mën a am ñun bu ñu amee ay réclamation ci benn quartier dinañ def arbitrage bi d'abord danañu xool est-ce que le délégué de quartier a respecté le sous-comité falee na ko comme ni ko yoon santaane bu dee ne falee na ko comme ni ko yoon santaane ñu xool est-ce que comité bi ñoom ñoo tànn parce que dañu gis ne bu sous-comité bi tànnee mënul am problème délégué bi moomul ñooñu ba mën a tànn ci këram ñaari nit ñooñu di ko nangu nit ñi ñàkk ñu fayda dañuy bañ du jàll donc su boobaa danañ ko mën a régler ñun su boobaa au niveau du comité local balaa ñu yóbbu feuille bi nekkul ne da ngay bind rek ñëw jox ñu rek ñu jël yóbbu li nga bu délégué bi bind danañ xool délégué bi dinañu jox liste bi wane ne sous comité de ciblage bi ñoo tànn avec leur numéro de téléphone ak leur signature et tout on va vérifier est-ce que noonu la demee su dee ne noonu la demee c'est exact loolu la ñuy doog a valider
su dee na am na ci problème nag ñu jël problème ñu réglé ko léegi ñu waxandoo ko benn yoon ci média ñëpp dégg ko ñëpp xam ko am nañ ci ay réclamation nag ñoo xam ne dañuy ñëw ñoom réclamer par exemple ne seen quartier ñoom joxuñu leen parce que dañ faa dëkk comme ay locataire xam nga locataire bi dafa dëkk ci quartier bi bu dee dafa néew doole impacté war a jot ci dund bi dañ ko war a jox ndax ci quartier ba la dëkk yooyu yëpp am na ay réclamation yu mel noonu yu ñuy jox am na réclamation yu jox tamit nañu par exemple les bourses familiales comme ni nga ko waxee bi ñu ko joxee délégué de quartier yi dañoo bindoon seen kër seen doom seen jabar seen nangam léegi ñooñu bu ñu leen jëlee kon bu ñu ñëwee kër ga ñooñu ñëpp la ñuy jox mais yooyu changé woon nañ ko sax ndax looloo taxoon tey ñu dindi bourse familiale yi ñu dindi ko ci loxo mairie yi dindi ko ci loxo délégué de quartier ndax bourse yi bi ñu ko joxee mairie yi dañ ko jël calculer ko rek diviser na quartier bu nekk tànnal nangam délégué yi dem tànn def lu leen neex tànn seen kër ay ñetti nit ñeenti nit léegi nag ONG Eve moo géré loolu ba dindi woon nañ yu mel noonu yu nekk ci biir mais même bu amee yu ci rëcc yu dañul militaires yi ñooy joxe kit yi su ñëwee ci kër gi jox la kit gis ne jox nañ papa bëgg a jox doom bëgg a jox jabar ñoom duñ ko nangu buñ la benn kit lañ lay jox li ci des ñu indi ko mu jeex noonu la ñuy régler problème bi en tout cas nañ ko régler à tous les niveaux. yëf yi tàmbali na si ñu pare xam nga pour ñu tàmbali rek il faut nga pare parce que ñun tey suñu paree si sous comité yi ci quartier yi ñu ngi leen di soññ chaque jour bu ñu indilee liste yi ñu vérifier liste yi mu baax ñu defar ko lépp mu nekk benn ñu jox ko le représentant de l' état jox ko état rek état da di envoyé ñu ñëw jox leen. xam nga lancé bi ñuy lancé population bi rek comme dañu nekk ci temps de guerre comme niñ ko tuddee dañuy geeral loo xam ne duñ ko gis ak bët te daf ñuy rey ñu am ay techniciens de santé am suñu président de la république bi mbir mi xewee mu teel si jóg jël ay mesures na nit ñi respecté mesures yooyu président jël ndax président buy jël mesure mën na métti ci yow wala mu neex ci yow mais du jël mesure hasardement ndax président am na ñu muy diisool waxtaan ak ñoom ba pare doog a génnee kàddoom kon lépp lu mu wax rek soo ko xoolee dafay boo ko toppee ba ci biir dafay nekk wax bu tegu ci yoon. beneen bi ci des ñi nga xam ne ñoom la yàlla may seen xam-xam nàcc ci santé mesures yi ñuy wax ñoom tamit nañ ko respecté parce que buñ ne bu kenn nuyoo c'est xam nañ ne virus bi dañ koy transmettre suñ nuyoontee bu kenn laal sa gémmiñ wala sa bakkan wala sa bët ak sa loxo c'est xam nañ ne boo laalee virus bi boo laalee ci foofu lay jaaree pour dugg la bu ñuy waxtaan nañ sorante 1 mètre parce que xam nañ ne mën naa wax sax mu génn dal la si gémmiñ wala ci bakkan wala bët mu dugg la nañuy takk masque xam nañ ne boo takkee masque yow même boo ko amee sooy wax ak man du ma mën a dugg man bu ma ko amee tamit di wax ak yow du mën a génn masque bi di la dugg nañu bàyyi dajaloo bu bari yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne wax nañ ko damay ñaan population bi ñu respecté loolu suñu respecté loolu yàlla mën nañu musal ci feebar bi mais nag suñ ko respecté wul aussi affaire bi dafay metti te lii lu ñu war a daan bu gaaw la gars yi dañ naan daan corona man leen déedéet juum nañ daan corona bu gaaw loolu mooy wax ji parce que bu yéexee rek réew mi mën na daanu parce que lii day laal économie day laal lépp lay laal nit ñaa ngi nii liggéeyatuñ normal et cetera ak yu bari 5 cas yooyu ci lañ am 5 cas yooyu jël nañu famille yi tamit confiné leen dans des hôtels parce que confinement bi ndax feebar bi bu la jàppee mën na dem 14 jours doog a manifester su la jàppee foo ñu jël sa famille yóbbu confiné wala say contact à haut risque ndax mën nañ la laaj foo demoon nga ne demoon naa seeti diw demoon naa ci diw demoon naa ci nangam ñooñu ñëpp dañ leen di jël yóbbu leen hôtel confiné leen boo xoolee li état bi confiné duñ ko wax télé dañuy wax rek ay nombre de cas positif négatif nangam mais li ñu confiné ay junniy nit la état bi confiné si ay hôtel di leen dundal foofu téye leen rien que pour xool ndax feebar bi dina manifester wu si ñoom bu ñu leen téye lu ëpp 14 jours gisuñu feebar ñu delloo si leen Kër Massar aussi ñu confiné ñun le 3 la ñu amoon le 17 la ñuy war a am 14 jours suñ maanaam samedi bii di ñëw bu manifesté wul si ñoom lundi incha allah war nañ leen mën a delloo si waat seen i kër xam ne ñii kat amuñu feebar bi su boobaa dinañ mën a def bilan ne Kër Massar kat 5 cas yi amoon foofu la yem Kër Massar amatul cas bu bees mais comme ñu ngi leen garder te 14 jours yi matagul
duñ ci mën a prononcer mais jusqu'à tey jii may wax ak yow amul kenn koo xam ne amagum na ci signe wala amagum na ci corona bi si ñoom ñun confiné maa ngi dégganteeg ñoom di dégganteeg docteur donc ñu ngi leen di gérer ñu ngi nekk en parfaite kii léeg-léeg ñu woo ma téléphone ñoom yor nañ sama numéro sax fi ñu nekk donc jàmm rek moo fa am te dañ leen di ñaanal mu bañ leen dal ba 14 jours yi mat mu bañ a nekk si seen yaram ñu mën a ñibbisiwaat ci Kër Massar ci seen njaboot parce que confinement dafa métti dugal la si benn nekk rek tëj la dugal keneen si beneen nekk dugal keneen doo leen gisante pendant 2 semaines te ngeen daan nekk si benn famille toog di waxtaan dafa xaw a métti isolé la carrément dafa métti mais nag bu yàlla defee jàmm ba ñu dellusiwaat incha allah su boobaa dinañ mën a am évaluation mais daal am nañ si yaakaar bu baax a baax ndax depuis boobu le 3 ba léegi amul benn cas bu bees kon ñu ngi am yaakaar bu gën a baax ci Kër Massar xëy na Kër Massar nag bëri na nit bi ñu amee cas xawoon nañ stigmatiser nit ñi ndax Kër Massar lim bëri nit la mais nag xam naa ne feebar bi kenn gënuñu ko gérer bu baax parce que ñoo fi ëpp ay nit ñoo fi ëpp commune mais ëpp ñu fi cas et puis njëkkuñu am cas kon donc jarul nit ñi di diaboliser Kër Massar xëy na peut-être loolu du loo xam ne nit ñi ba baax na ndax dañuy stigmatiser nit ñi rek Kër Massar li muy rëy ëpp ñu fi cas li muy rëy feebar bi le 2 mars la dugg Sénégal le 3 avril la ñu am cas kon ñun teel nañ jóg teg suñ comité de crise di sensibiliser nit ñi di leen informer ak di leen jàppale di leen wax mesure d'hygiène yi te ñu ngi koy respecté te am naa yaakaar ne cas yi ñu am buñ toogee ba le 14 passé te gisuñu ko feneen war nañ xam ne c'est des cas importés ndax kenn ki Touba la jóge keneen ki da doon liggéey ci chaloupe bi ñu arrêté chaloupe bi mu ñëw këram tëdd feebar donc mën nañu am cas yu indi la mais bu doon ku dëkk Kër Massar di doxawaal biir Kër Massar moo jékki-jékki feebar ñu seet ko ne dafa am corona su boobaa dinañ ne corona bi ngi biir Kër Massar di wër te xamuñu fu mu nekk mais nag comme dafa am ay nit ñu ñëw jóge feneen après mu dal leen ñooñu jot ko wàll ci seen i membre de famille ba léegi mën nañ constater ne Kër Massar amul corona waaw mën nañ ci jàpp loolu waaw. En tout cas, merci beaucoup monsieur le maire. waaw jërëjëf maa ngi leen di sant yéen tamit bu baax waa Sen TV Info.